RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Gaston Mbengue ñu ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay fay. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène xamee nañ la ci wàllu homme d'affaires lamb jeeg yeneen politique itam ne si del si waaye lamb ji ci boppam li ñu jaaxal gannaaw yaa tax sax coowal Modou Lo Balla Gaye judduwaat ndax da ngaa bëgg a tëgg seen combat waaye dafa am yu ci laxasu li ñu njëkk a jaaxal mooy da nga ne woon bàyyi nga làmb nga jékki-jékki rek ñëwaat bu doon politique dañu ni waxeeta. non Babacar d'abord maa ngi nuyu auditeurs yëpp di nuyu sénégalais yi ñuy déglu yëpp effectivement du waxet mais circonstance moo tax man nee naa leen dellu suma ci làmb pour toog ci làmb li ma ci def ragal naa ni doy na sëkk te it ragal naa ni pour nit defati ci lu day ni li ma fi def dana rëy lool. yaa ni woon làmb ji daa daanu. waaw dafa daanu woon mais sama rakk yeeg sama jarbaat yi ñu ngi fi ñëw nañu di ci jéem a góorgóorlu ci yàlla na leen yàlla jàppale ba nu def fi sax xëy na lu jege li ma fi def wala lu ko ëpp sax dana jafe nag parce que làmb dafa metti mais am naa ci ñoom confiance toog naa 4 ans ngi nii pratiquement làmb sax seetaanu ma ko à part combat Yékini ak Balla Gaye 2 c'est 4 ans ngi nii dugguma ci benn làmb mais nag circonstance aussi dana pousser nit que mu def dara circonstance bi mooy lan mooy keroog bi ma toogee TFM dama ni làmb ji dama ci dellu si pour un but bien déterminé c'est pour jàppale sama candidat le président Macky Sall pour sa réélection. loolu moom lu mu jotee. mais parce que promotion la nit ku ne ci li nga xam ci li nga man ci ngay dimbalee sa candidat sa frère pour mu am. deuxième mandat lu làmb mën a indil Macky Sall ci boppam. làmb li mu mën a indil Macky Sall politiciens yi xam nañu ko parce que politicien bu bëgg a siiw sax làmb ngay tëgglu ñoom ñëpp nag opposant yëpp ku ci bëgg a siiw da ngay dem seeti ab promoteur ni ko tëggal ma combat bu ndaw pour ma ñëw pour nga defal ma sama promotion. pour ñu xam drapeau diw. làmb dafa nekk lu am solo ci réew mi làmb li mu mën a apporter ak attention bi ci nit ñi am amuñu ko ci leneen donc làmb dafa am solo. mais nit ñi bu ñuy xaar mooy lamb en tant que fësal cosaan ak tamit suñu aada mais pas politique lamb. boo xamante ne li ko tax a jóg mooy politique loolu. taxul lamb mais déggoo ma ni man c'est ma façon de contribuer à la réélection du président Macky Sall pour un deuxième mandat c'est ma façon ku ci nekk ak sa façon ku ci nekk li nga mane ak li nga xam moom ngay def man nëbbuma ko. kon nag ëxlu lamb war nañ laa mel ndax taxoo ñu dikkaat yow politique ak Macky Sall tax nga dikkaat. waaw askanu lamb du mënu ma mere ci àddina ndax li ma def ci lamb. tey su ma demee tey ba làmb nekk fii ba tey ba Macky Sall taxaw def ci 32 milliards pour arène nationale c'est parce que nag du ma ni mën a tax de mais am naa ci part parce que ba mu méttee ba métti. arène bi nag moom jamonoy Laye Wade lañ ko sumboon. ba léegi mais jamonoy Abdou Diouf lañ ko sumboon. président bu ne sumb nga ko defoo ko moom moo ñëw def ko nit ki nag da nga koy bàyyeeg li mu méritam nag moom moo ñëw def ko ca it nag làmb ji tey lu fi nit di defit wala lu ci nit di xalaat c'est parce que man maa takkoon nag sama fit. di ci def loo xam ni sacrifié wu ci nag ñàkk ci alal ñàkk ci lu ne sacrifié wu ci yàq ci sama àddina amatuma vie de famille def ci lu ne nit nag lu mu soxor mën a nangul nag lëg nag daawam te defe naa ni kenn ñi mu la toog ni Gaston modestie à part moo yàq làmb ji wala moo def lii ci làmb. yow yaa ngi dem di jàppale Macky Sall koo xam ne am na ñu jàpp ni nguuram a ngi lang daan ba max mu daanu rek a ci des nga dem di ca. mais nguuru Macky Sall mënul lang ñi koy wax. mooy ñi bëgg dara rek xam nga bëgg dara di wax waxu ko daanu si saret kooku ku ne mën nga ko Macky Sall c'est que li metti kay mooy ñi mu nekkal ca au lieu que ñu taxaw di wax di wane bilan Macky Sall ak li Macky Sall liggéey et puis ñu boole kook générosité ànd bañ a siis nit ñi bañ a ubbi bunt yi pour pour wutal Macky Sall ay nit parce que Macky Sall wutal ko ay nit du tëj sa téléphone du toog soo demee ba Macky Sall def la fenn nga defee ni soo jegee keneen sax wala nga bëgg a jegee Macky Sall ñu indil lay problème parce que defe na ni su intellectuel boobu ñëwee jege Macky Sall. ku mel ni yow itam bu fekkee ñoo xam ne yàgg nañu ànd ak Macky Sall di jëflante ak moom nga bëgg a ñëw buruxlu ci itam jógee xawee fa la ñëw duñ la ci bàyyi itam. mais non ñaandoon ak Macky Sall ñooñu par exemple man xam nga man mosuma am carte benn parti même ba ci PS mosuma am carte PS mais PS laa woon mais mosuma am carte fenn. amoon nga carte grand parti non. amu woon sax carte grand parti barke mosuma am carte fenn. non man. nga bokkoon ci kilifa yi man dama informel man damay ñëw jàppale sama nit man nit ku ñëpp xam na ni Gaston du xeexu boppam xeexu jaamur lay xeex. tey ba may dugg kër Macky Sall en 2008 booba ñii fi nekk tey wër ko yëpp da ñi ma ca daan gis ñii la
à part soxnaam Marème Faye Sall Moustapha Cissé Lo Alioune Badara Cissé Mimi Touré Abdou Mbow Mbaye Ndiaye Pape Samba Diop Mahmoud Saleh Farba Ngom Mame Mbaye Niang ak Doudou Ka ñooñu laa fa daan fekk keneen ñi ci des ñëpp ay figurant la ñu woon. taxul nga ànd ak moom itam bu dee 2008 nga dugg. këram itam taxul nga ànd ak moom. man dëkk réew mi la àndal Macky Sall xam na man la ma koy jariñ réew mi xam na nu man ni may ànd ak nit. ànd ak nit wutuma poste wutuma leneen damay ànd ak nit pour ku defar suñu réew mi ñun ñëpp ko bokk. ànduma ak moom pour poste wala mais c'est que ñi ko wër mais tey su ma njóogu laaj njóogu am na su ma ñëwoon nekk xaritam gis ma may ànd ak Babacar Fall sax mu commencé 6 parce que ñoom dañu defe dañu war a accaparer nit ñi Gaston warul ànd ak keneen ñoom rek laa war a àndal man je suis un homme libre man su ma doon yéey xeer sax je resterai un homme libre Macky Sall moo ma tax a jóg ku ànd ak moom bëgg koo liggéeyal ak di ko wax dëgg. mais taxaw di ko wax siisu boobu ci seen biir itam de mën na leen indil gàllankoor bu. mais siisu bi xam nga lu ko waral. c'est parce que ñi ko sës dëgg sax ñoo ñemewul a toog ak Macky Sall vraiment di ko wax dëgg gi parce que tey politique addition la du soustraction mais ku la jege ñëw indi ay bagages intellectuels nga defee ne su jegee Macky Sall jox ko sa place wala mu truc toog ñoom rek toogandoo ci seen ruq def seen benn bloc di siis nit ñi il faut être généreux man damaa soxla man am na ci ñoo xam ni fu ma leen mas a téléphoné ba xaaju guddi dañ may jël di ma wuyu di ma joxe envoyé message mais tey xëy na gis nañ ma am naa relation ak ñeneen ñu taxaw soo leen wooyee sax duñ la jël. yow itam ñu ngi lay feqatal. man ku ma feqatal sa affaire lay doon man je suis loyal je suis un homme libre ci loyauté lay dundee man kenn defaluma ci dara lu tax nga war maa taxaw ni naa ko feqatal wala yu ma xamul. mais yow loo mën a indi président Macky Sall parce que yaa ngi wax da nga koy am loo koy indil apport boo koy indil parce que nag xàmmewuñ la mbooloo wala politiquement taxawaay boo xam ne daraja boo war a mën a indil. président man maa ëpp nit ci Sénégal parce que ñëpp père lan may wooyee d'ailleurs ñi may wooyee père ñëpp su ma nekkoon candidat tey suñu ma wooteelee deuxième tour. ku la wooteel père rek ku la ne père rek da lay wooteel. ku am sa papa wooteel ko de man xam naa sama bopp Sénégal xam nan ma xam naa aussi. di nga jafe natt nag ci politique ndax mosoo samp. ndënd non bugguma ñu natt ma ci politique parce que du ma ko def man xam nga lu ma bëgg ñu natt ma ci defarkat. li ngay def nag mooy lan ànd ak Macky Sall du politique. non du politique la non politique non bëgg sama réew la xam naa ni Macky Sall mii suñu bàyyee ay cuuneek ay nit ñoo xam ne dégg nga maam wax rek a leen dese ñu ñëw di wax parce que attends ñi fi wax ñëpp jaaroon nañ ci Macky Sall xanaa kay da ngay mer dem. Macky Sall tamit beesul de. waaw Macky Sall beesul effectivement mais ba mu ñëwee daf koo teg ci yoon ba jàll ñi ma lim léegi mu àndoon ak ñoom sax am na ñu leen di jéem a siis ñoo xam ne nekkuñu fi woon ay Moustapha Cissé Lo li ñuy wax ni yëpp mais dañu am droit fippu nit rek lañu mais nit day fippu nit ku dul fippu doo sax nit ku dul am lu la naqari doo nit wala yow suñu lay def lu la naqari sax nga mel ni kuy tarbiyu Serigne Saliou wala kuy tarbiyu dégg nga maam Serigne Abdou Aziz. am na ñu joxoon Macky Sall ne ñi nga xam ni ñoom la doon àndal da leen a écarté indi ñeneen waaye gis nañ mel ni ku koy jubbanti boo gisee ku ci mel ni Aminata Touré mu joxaat ko ay ndombal tànk ci biir parti beeg ci élection yi ñu dëgmal xëy na est-ce que nekkul dafa juumoon ca ba mu. teggee Mimi Touré. non juum sax mën na ci am Mimi Touré cadre la c'est une grande femme c'est une grande personne Mimi Touré kenn waru ko am sax di ko écarté wala di ko teg feneen mais c'est ñoom ñi wër Macky Sall ñoo war sax di def ay panel di waxante xam reconnaître seen bopp ñoom ñëpp pour suñ fi bëggee toog parce que nag iñaane sa ndono sa deewin ñaaw soo iñaanee sa ndono bay siis ba buggoo kenn ku baax jege la bis bu nu daanoo gis nañ fi waa PS gis nañ fi waa PDS ñoom ñëpp ils rasent les murs aujourd'hui Mimi Touré ñëpp xam nañ ni avant muy ñëw ñëpp ci politique xam nañ ko ci politique xam nañ ko aussi ci nekkam ci capacité am na ñeneen mais c'est que. mais li ngay wax nii est-ce que yaa ngi koy wax fa nga koy waxee sisante beeg xeexante beeg yooyu. fii dafa weesu xam na ne conseil président nga. man nga ko mën a yegge foofu la te fa nga ko war a waxee est-ce que yaa ngi koy wax man magam laa. su ma toogee ak moom it danaa ko wax li may xalaat xëy na sax looloo tax nit ñi defe ni su ma toogee ak président la may wax xëy na du leen arrangé wala du leen neex mais man su ma toogee président li ma xalaat laa koy wax. man li may wax fii kay passewul rajo télévision journal ci site yi man li may wax dama koy wax mu leer nañ parce que man ginaaru kenn neen ma je suis libre ñi tey képp ku toog
ma war a ànd ak yow pour nga ànd ak Macky Sall wala nga liggéeyal Macky Sall danaa ànd ak yow képp ko nar a yàqal bu yow boo nga bañee te waa jël téléphone nit ñi dootuñu mais man ku ma woo nga war maa wuyu man maa war a bañ a jël téléphone mais man su ma nit téléphoné sax su ma fa nekkul sax fekkoon ma teg sama téléphone fenn su ma ñëwee dama lay rappeler mais noo mën a taxawee yow bëgg dara ci réew mi bëggal Macky Sall réew mi te kenn du la jot téléphone kenn du wax ak yow ba pare nga bëgg taxaw ni su toogee ba campagne loolu kan nga ciy joxoñ précisément ñoom ñëpp ñi wër Macky Sall genn wàll gi yëpp ñu ko wër ñoom xamante nañu xam nañu seen bopp jàppale wuñu Macky Sall ci côté boobu. loolu lu tax Macky saafarawul réglewul problème bi. non Macky mënu la saafara lépp mënu la xam lépp parce que ñuy tricher wala ñuy tarbiyu sooy tricher wala ngay tarbiyu Macky Sall lu mën a xam ci loolu. xam nga li nga fi lim yëpp moo tax man la bu ñu demee ci élection présidentielle bi dina compliqué ci moom. non du compliqué parce que tey gis nga tey monde rural bi xam nañ li xew xam nga yi ñuy wax nii am na ñoo xam ne dégluwuñ ko sax sites yi am na ñoo xam ne duñ ko liir xam nga toog fii di wax ci biir Dakar yomb na mais tey ku dem ci PUDC bi li mu def ci kii bi PAM bi àll bi. dafa Macky Sall def bourse familiale àll bi tamit am na ñu amul luñ lekk. xamoo ci dara parce que xamoo ci dara ndax yow demoo àll ba yow Louga gama la mayee jabar sax ñëwatoo fa yow xamoo dara ci àll bi da ngay toog fii mais dara nga xamul ci àll bi Louga gama la mayee jabar ñëwatoo fa xamu leen dara ci àll bi àll bi ñoom xam nañu Macky Sall ku ne xam nañ li mu def bu yeboo ñu ne Gaston ngay xalamaluma kenn man dëgg laay wax Macky Sall du ma ko xalamaluma kenn man bokkuma ak ñi toog ci wetam di ko xalamal duñ ko wax dëgg ba indi ko en erreur mais Macky Sall nag heureusement yàlla dina ko sutural am na soxnaam soo xam ni du ko bàyyi sax muy def yenn yi dana ko mi ngi koy secondé mi ngi koy assisté. mais loolu ñu bëri sax ñu ngi koy ñaawlu le fait que soxna si njiitu réew mi dugal loxoom lu bëree bëri bu baax a baax ci yorinu réew mi ñu bëri gis ne loolu dëppoowul ak doxalinu réew parce que tamit. mais man xam nga saa yu gars yi dañuy wax ni derrière tout grand homme y a une grande dame. mais ba pare que lu grande dame jabar ñu am ko pour mu nuy mottali pour mu nuy assister mu nuy jàppale nga ni sa kii jabaram yow sa jabar nga bëgg mu lay assister nga bañ soxna Macky Sall bañ a assister Macky Sall. bokkul boobu njiitum réew. non mais njiitum réew on est dans un état. état lañ wax mais on est dans un état du kër. mais on est dans un état mais état bi moom la ko yàlla jox nit ki nag soo nekkee ak moom sooy wax ni samay xarit wala samay nit duñu ma secondé mais ki la war a jëkk secondé mooy sa jabar ak say doom. Sénégal la nekk on est dans un pays dégg nga maam on est des africains duñu tubaab duñu ay américains fii ku fi toog di liggéey il faut sa jabar assister la. état la. bañ nañ ko mais ñuy wax état la di lu léegi dégg naa ci seen benn chronique ñuy wax affaire parrainage affaire wu dégg nga maam patronage ku fi tëgg dara ni sous le haut patronage du président Macky Sall de Marème Faye Sall li tax ñu ci boole Marème Faye Sall kon sunu ku ci bëgg dara tudd ko. su bëggee jàppale jëkkëram ñu ne bu mu waru fi am fu ngeen teg loolu te ku soxla dara tudd ko amul mandat. waaw mais li tax ku soxla dara tudd ko mais mandat bi demul conseil des ministres. xëy na jëflante gi muy jëflante ak nit ñi. ci anam wi teraanga moo tax na koy tudd képp. mais Babacar moom demul conseil des ministres demul ci benn réunion demul ci mais nag ku toog ak sa jëkkër ci sa biir kër. war nga ko mën a conseiller war nga ko mën a assister su fekkee ni yow. soo ci dalal syndicat jàngale waaw su ma wóoree ni yow ci syndicat at nga yow su ma wóoree ni tey Marème Faye Sall su ko wóoree ni Babacar Fall mii su ma ko wooyee dana mën a jàppale sama jëkkër ci dara am na droit woo la officieusement jàppale la ci dara moom waxul kenn ni woo na kenn de nit ñee wax li mu doon def yëpp c'était officieux donc nit ñi nan delloo si xel yi bëggante jàppante. yéenante jàmm ku ci yéene Macky Sall jàmm il faut que ñi ko bëgg ñu xam leen ca Macky Sall kenn mënu koo bañ Sénégal la nekk. ñun ñëpp a bëggante suñu doom yi ñooy sëy ëllëg. lamb ji nga tëgg ne moom nga bëgg a jàppale Macky Sall dellusiwaat sa lamb ji ginnaaw ne woon nga bàyyi nga ñeenti at. waaw nga ni da nga bëgg a taxawal Modou Lo Balla Gaye 2. waaw signé nga ak Balla Gaye contrat. waaye Modou Lo dafa signé ak ñeneen ñu naan Leewtoo production. am ñu jàpp ni. kon loola nga bëgg mënta ne mënoo taxawal booba combat. xam nga man nag làmb agressé laa ci man yàgg naa jox mbër avance ca bëreelu ma parce que nag ñu ni nee na ci Sénégal la nekk parce que kenn du bëre ñaaree bëre man maa signé ak Balla Gaye digganteem ak Modou Lo su mënu la nekk digganteem ak vainqueur Eumeu Sène Bombardier li taxit ma def loolu xam naa ni Modou Lo sax dana libre Modou Lo taxaw tey sax dégg naa mu ni waxagul ak benn promoteur wax na dëgg signé gul ak kenn peut-être que Birame Gningue mi nga xam ne mooy léppam
signé woon nag Pape Thialis ba mois de juillet te mbërit ku ko neex lay bëreel fii ak mois de juillet mënu fee bëree Modou Lo mënu fee bëree ak Bombardier nii Eumeu Sène parce que ñooñu dañuy bëree le 28 juillet fii ak Balla Gaye 2 mi ngi ci contrat te ñaari mbër yooyu la bëggoon léegi li fi sës mooy libéré ko man su ma xamoon ni Pape Thialis a ngi woon ci combat bi du ma ci dugg parce que Pape Thialis sama jarbaat la lu ma mas a def dafa ma koy wax da daan ñëw yëgal ma conseillé mais combat bi yëgalu ma ko su ma ko yëgoon sax du ma ci sax tudd turu Modou Lo mais tey Modou Lo wax dëgg amagul kenn contrat toog naa ak moom ak Biram ñi ngi toog naa TFM Biram ñi ngi téléphoné ni effectivement moom amul contrat Gaston su bëggee sax suba na ñëw signé mais demuma parce que damay xaar lépp leer ci affaire bi dana leer léegi jarul Sénégalais yi yàkkamti man ñëwuma pour xëccoo nekkuma ci logique ku xëccoo ba ma nekkee ci diggu ndënd yi sax nekkoon ci làmb ji nekk le Don King de l'arène sax daawuma xëccoo du ma nig ba lekkoon may xëccoo mais yow da nga wax ne làmb ji da nga ciy perte moo taxoon nga bàyyi doo ci am dara ak yooyu mais tey jii non xam naa bii pas Macky Sall moo koy subventionné Macky Sall la koy subventionné tool yëpp loolu la ci laa xam nga làmb ji ku ci dugg da ngay perte maa la làmb ay xanaa ji Macky Sall dana ciy subventionné non déglu dama lay wax kay loo xam ne xëy na sax bii dana neex xam nga bi may tëgal douane làmb douane tëgal naa leen làmb ñu gagné 198 millions ñu ngi may dégg parce que ba ma ñëwee amuñu woon sax avance maa dem ci sponsor yi ñoo génne avance bi keroog waa sat rek maa dem ay dus bindal ma chèque 30 millions ci doon joxe mbër yi Khadim Ndiaye ak Balla Gaye 2 avance làmb montage la ñu dem ba ci biir mani leen saa yu nu xëyee mani Bouda na takkat solal sa tenue colonel ak beneen douanier Mbaye Ndoye ñu ànd di wër sponsor yi xam nga douanier ku mu dem nga sponsorisé ko. buntu bu mu fekk ñu ubbi ko. douanier yëpp ku ci ne ñu coupé sa kii 1000 francs ba làmb ja pare ñu génnee sunu frais yëpp ba nu génnee même sama commission boo ci am dese nañu 198 millions. donc montage làmb question montage ñu bëri dafa na ni sax làmb ji Gaston dafa jël xaalis xëpp ko mbër yi joxe avance yi fi tel sama dërëm génnu ci lépp montage la. kon kay perto. non du ma làmb ji du ma ci perte mais du ma ci perte ci sama yaakaar. xalaatuma perte ci. léegi xam nga bokkul ak sama lamb bopp ya ma daan tëgg. waaw nga xam ne sama yëf la woon maa koy perte. bii yàgg gaa yi la. non maa ko def pour jàppale gaa yi. waaw ci biir jàppale gaa yi nag dana am ñu jàpp. waaw jàppal ma jàppale rek. waaw 30 secondes. coowal CNG ak mbër yi association mbër yi ak CNG Alioune Sarr na fi jógee ñoom seen li ñuy dagg mbër yi ci ay sanction dafa bëri ak ñoom seen luy sa taxawaay. sa non li ñuy dagg mbër yi sax bari na kooku je le reconnais mais nan waxtaan Alioune Sarr liggéey na ci làmb ji Alioune Sarr presque maa ngi moom a duggandoo ci làmb ji en 92 laa dugg ci làmb ji Alioune Sarr dugg en 94 yàgg na fi liggéey na ci def na ci. ay erreur it ku ne dana ko def li muy dagg mbëri moom ñëpp xam na ni ëpp na mais Alioune Sarr est très ouvert man li ma wóor mooy suñu toogee waxtaan doonu juboo. jërëjëf Gaston Mbengue jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.